ye karandi ko signa fula ni wata sutun kono pour pawatila tamandinya ila bankol kan wo fana mo kulde mi yalan ko ya kenyi jang ñing firlan fana yo fana janjen na nyamina east bawo be bunda be do ko bunda min na be telindin to le nyamina east le wo fana firlan min tada fu tallul yo wodinna dinde l'enfant yo fana dinna min tada fu tallul wo be jible wo kenyim banko kan mani busaron fana tada fu tallul ye mantrol fana di molla banko kan tari ye suno di molla nyo wo be kata nyim banko kan odon tolbe be jib jeyla ila do ku kendola bare fanan ke min fonna senelale wala nyinte ko jibbe nyim makoro min beke aboko ye capitalo le dila wala nyinki manan ko pour ise fansa mano isaje sawon sa ta kala nyinte ko be tole makula ta ku kilngolde ni pawatila tamande ye sign hol tamande ye sidal tamande man busarangol ye tamande ye fansu account ye lela satelto isaje se kodo sotono je wo jorangol nit nyaade se 50 doku o ko la kodo nyim fana isa tano e fayir wande e fangol se la fansu mantrol sanno nin sidali la fite remplacer la ise remplacer no andi lon nañu fi jiwu maro ji andi nañu fi jiwu bo xamne jiwu sunu la andi nañu fi tam manam engrais waaw bu lolu passé itam jox nañu fi lu melni pawati la benn poati la lañu andil jox nañu itam lu melni machine cunoir benn machine cunoir ak benn golo yoy dal moy li nga xamne jox nañu ko fi waaw manam ci walu jiwu bi mom dañ ko joxe won ba pare ne manam kenn ku ne so jëlé sa jiwu dang ko fay delowat so jëlé engrais itam engrais bi da ngay delowat manam benn saako engrais nga delo benn saako malo kam mom ngay wara joxeat fofu manam ñu joxe machine cunoir bi koko naweto su nawet wàcce nga fay 500 golak bi itam su nawet wàcce nga fay 500 loolu lañ ko joxe xaalis bi dañ ñu wax ne li ñuy digal mooy ñu def hubbi ko akawon waaw ñu def ko akawon demee ni engrais jumtuwaay ak yooyu foog nga naka la leen dimbalee ci seen liggéey bi. Jib nag waxtu bi muy ñëw dafa fekk na loolu nekkoon na jafe-jafe ci ñun mu dimbale ñu yàlla def ñu am jiwu ko ca nañ ko war a jiyee yàlla dimbale nañu daaw jiwu bi ji nañ ko baax na lool sax même ko defee gars yi delloo nañ seen jiwu bi comme nañ ko joxe woon nañ ko war a gora woon delloo nañ ko. waaw waaye jib moom dimbale nañu amaguñ daal compagnie boo xam ne projet boo xam ne ni jib maanaam joxe loxoom daal loolu moom amaguñ projet bu ko mel. yan parrainage ngeen def yéen ci seen wàllu boppa pour gis ne mun ngeen a yóbbu seen boppa pour su jib tamit jeexee. waaw yi nga xam ne moom lañ joxante ci suñu biir suñ ko delloo comme niñ ko war a dellooyee boobaa bu fekkee ne jib dem na it ñun war nañu mën a continuer. dem xam ne nag baykat waxtu ne dana xaajoo ndimbal waaye danañ am foo xam ne nag danañ ko mën a tàmbali ba mën a yóbbu dem ak suñ bopp. jib moom li ñu mën a wax rek mooy am nañ kontaante bu baax a baax ci projet jib moom daal daf ñu fekkoon ci xat-xat fekkoon ñu ci ñàkk waaye dimbale nañu ba kenn ku ne la nga doon war a dem ci bitig yi di jënd maalo yàlla def na dimbale nañu bi ñu ñëwee bitig yi kenn demul nga ne damay jënd maalo. Ji project ta nyato Gambia kono jam because ye men ke Senegal sintolu serun yin changomen tambita hani nyinam fon e fertilizer di mol la me yalon ka shita nyinam jala kata doro bar project ko la kato kala because serun nga mano soto anyama la ngati yo soto anyama nga nyo soto anyama so ji project la du ye wa shabu ala ta kola ye pawati la dinna ye fir la machine lu dinna so itolu kay fengo fenata Senegal sula la dal ji project ya dinna ha ay dun ay mol la seno fanan yirwande bakan ya manga chini beta balle lo nyaadu be project coordinator ni mba tentula wala mba jayela me alon ka teram Cheikh Tidiane society anin be ministry fanan of agriculture be ol fanan tentula be jayela be president of fanan tentula mba jayela because ni ajem be nyimbe cheno laja ala ta ko la telam sefo slam munem sambala roti ila banku Senegal min yalon ko yim fen jamal min be fo janga keta wolele ya di wolella pour que muna fela isa kata fatala shalu men ya dila iman nyanna ka foko dore yen swala le ya tala nyotema inyanta fatala sha nyin utilize la le ya ni ya di molula hanni ba kala credit basis hanna daman jawya bari ba jala ko
wo kodo me ba sotola isi wo landi nole nim project ko fresh out isi kar fertilizer shanno in fact dolla so maja bi wala account to ila VDC ila account membe je is over 300,000 adu nim project ko lewo adu ka shata wala ku jamalu tamandi la nim project ko la ku wol kon. Jip project to yakatan ya jambakele katu nyinang sango ni sankotongulu ni ajube kabo nyinang kata sanji chilen komanto e demaro mendin tolla ayin tol nafa bakele katu follow ye pawatila le menu natin tole number 1 wayna do ko fonction yandin tol fongol bulule anina mama nyulu katambari musol fulanyang fanang ni nata na jube ngam masingol soto wokonole husinolu anin chumwarol amurta kota ke fanan nata jambandul fanan soto fanan konole kaje ko sene fengol menu nyanta kela kaje ko kawo jambandul ta ka kewo sene fengol kan pour si nyatuta soto no kono nyame sain kay alhamdulillah nga nyatuta bale soto no ko kono tango itul fanan damangol fongol be murmurun kantul fanan kan kan haklol bulandi do ko nyanta kala nyama nin ko nyanta lala nyame hansa imba kata kan ne fanan be makoy kan kende ke. For the Gambia's exuberant 45-year-old president, leadership is a duty, a responsibility and a commitment that must be carried out by example. But the task at the State House fits conveniently into President Yahya Jammeh's natural capacity to move and move others along. Not even the grandeur of authority will affect his love for labor. Born into a great agrarian community in Kanilai, in the Gambia's western region, Jammeh grew up in an environment endowed with a beautiful ecology, potent for agriculture. This was the ground where the seeds of his interest in nature were sown. Agriculture is the backbone of this country. As a president, I must be involved in it to know the constraints and what farmers go through. President Jammeh's emergence on the national stage has been a titanic revolution, positively impacting every single sector. His initial task was to issue a symbolic call on all Gambians to revisit the land and enliven a natural vocation and way of life. His prophetic admonition was advised by God-given wisdom and endowment that could read into the lessons of contemporary social experience and history. Once upon a time, the Gambia was a giant agricultural producing nation where the indigents toiled on the land and produced plenty for household subsistence. This legacy, more than anything else, caught the attention of President Jammeh, who was determined to redeem an aggravating national malady. Gifted with an insight into the terrain of farming in the country, Jammeh exemplifies the proverbial hero of reform that has seen the redirection of agriculture in the small and peaceful West African country. Farming is one activity where you can relax, which is natural, and you feel a sense of fulfillment. Also, from a religious and spiritual point of view, I believe that tilling the soil also, there's a lot of benefits in it, and it's one way of worshiping the Almighty Allah. His duty station is not only at the palace, but also on the farm, where he leads a genuine national effort to change the course of history. President Jammeh dedicates his zeal in farming to cultivating vast areas of land with a wide variety of crops. The process is always an exciting one for the energetic president.